seen caravane di dem fël fan ngeen jëm jamono jii ni Actuellement ñoo ngi nekk en tournée côté est côté Tambacounda. tey jii nii ñoo ngi fay génn nii. di dem dans le cadre de la tournée. Déthié Fall yéen a ngi nekk côté Tamba noonu di wéyal seen tournée si jamonoy campagne yi mi ngi mel ne da ngeen am ay jafe-jafe. oui effectivement tey jii. Déthié sa rajo boobu nekk sa wet wala lool na ne sa wet mënoo ko wàññi tuuti. ma ni effectivement tey ci suba. ñuy waaj jóg pour continuer suñu tournée. la fa police ñëw. ni dafa am convocation bu ñu indi pour kenn ci élément de sécurité yi. léegi bi ñu toogee ak le président de la conférence des leaders Khalifa Ababacar Sall. tur bi ñu fa joxee mu seet ni amul benn tur bu méngóog ak ñi nekk foofu ci sécurité bi président Khalifa Sall wax leen ko aussitôt. donc ñu génnee di def suñu caravane ba yegsi ci rond point bi nekk wetu gouvernance romb ko di romb commissariat de police bi ñu arrêté waat ñu wax ne kenn ci ñëw ci la kii nga xam ni moo yor protocole bi Djibi Gueye Ndiaye demee ci biir commissariat ñu wante fa ay photo di fa identifier nit ni dafa am convocation bu ñu jot war ci yenn élément de sécurité yi loolu nag doon ay provocation yi nga xam ni mën naa ñàkk ci campagne bi d'autant plus que boo arrêté délégation bu ñu mel day impacté ci seen progression à l'intérieur du pays day retarder le convoi donc ñu ni nañu alerter opinion nationale ak internationale ci agissement yi nga xam ni président Macky Sall tàmbali na ko ci campagne bi jëmale ko ci Yewwi Askan Wi ginnaaw xam naa bi mu gisee succès bi nga xam ni moom la Yewwi Askan Wi am nga xam ni fépp fu ñu jàll population yi ñoo ngi accueillir di taxawloo suñu convoi di nemmeeku jëli Yewwi Askan Wi di waxtaan ak ñoom xëy na mobilisation yooyu moo commencé jaaxal ba ñu bëgg di retarder le convoi de Yewwi Askan Wi alors que ku nekk xam na ni boobu ba tey ñoo ngi def suñu liggéey ci jàmm de façon responsable donc bu ñu indi li nga xam ni mën na indi jafe-jafe ci campagne bi. da nga jàpp ni que jamono ji intimidation la dañuy def seen coalition bi. oui mais intimidation la boo arrêté convoi bi di naan yaa ngi identifier ay éléments de sécurité mais bu boobaa yaa ngi retarder le convoi. yaa ngi retarder la progression à l'intérieur du pays alors que am na état bi ñu war a def et ñoom je ne pense pas que convoi Benno Bokk Yaakaar je ne pense pas que benn yoon am police wala kenn ku leen arrêté ci seen progression pourquoi ñoom ñu war ko def ay convoi bi nga xam ni mooy convoi Yewwi Askan Wi donc yooyu yu mën a ñàkk la d'autant plus que bi ñu arrêté buntu police bi fekk na suñu militants yi ils étaient beaucoup de milliers yu taxaw foofu ci buntu police bi dañoo mujj obligé ñun avancer loo convoi bi pour bàyyi Djibi Ndiaye Gueye moom kese mu wàcc mën a dugg ci biir police bi pour éviter ay incidents parce que instant yooyu ñoo ngi commencé woon gis ay xëccoo commencé donc pour éviter yooyu yëpp ci lañu waxee convoi bi na avancé convoi bi avancé nit ñi topp ñu bu ko defee ñuy soo di bàyyi Djibi Gueye mu wàcc donc loolu di wane rek ni yu amul solo la yu nga xam ne mën na ñàkk la donc moo tax ñu ni nañu alerté parce que quand même ñoo ngi nekk di cadre boobu tey ci jàmm ñëpp gis ñu liggéey bi jaare yoon. mais instant yi nii yéen a ngi wéyal seen campagne bàyyi nañ leen sonalatuñ leen. léegi ñoo ngi nii di dem collecté dugg. mais vraiment bëgguñu incident yu ñu mel répété waat parce que campagne moom. ñëpp xam na ni moment de communion la entre les leaders et les populations. Il y a une forte effervescence des populations et il faut pas les provoquer muy jur li nga xam ni ku nekk mën na ko éviter. Déthié Fall ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.
di fàttali yaa ngi woon ci émission keppaar gi Mame Birame Wathie Déthié Fall dégg nga ko mi ngi mel ni jamono ji wala Pape Sané mi ngi mel ni jamono ji campagne bi mi ngi wéy mais dafa am ay genre intimidation wala ay tentative yoo xamante ni d'intimidation la ci benn lu mu tudd benn kuréel boo xamante ni dafa dem ci élection yi tudd man ko wàllu Sénégal xam nga wattu Sénégal wala Yewwi Askan Wi sax man maa ngi delluwaat ci ay 2014 ak 2016 Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi waaw effectivement tey noonu nañ ko déggandoo ni que le matin de très bonne heure kii nga xam ne mooy commissaire de police bu Tambacounda ñu naan ko Arouna Kane moo déplacé wu foofu sa hôtel ba nga xam ne fa la waa Yewwi wàccoon biig bi ñu egsee Tambacounda ak seeni élément de sécurité ñëw déjà ne leen première lay bi ñu njëkk lay dañ ne woon ñoom dañuy ñëw pour xool ak ñoom nu ñuy assurer seen sécurité seen maanaam assurer sécurité caravane bi quoi bon ci noonu nañu daal di ne nag dañu am bataaxal bu jógee Thiès ci commissaire central bu Thiès bu leen ne dafa am kenn ci élément sécurité yi ku ñu porter plainte te faw mu ñëw ñu jébbal ko waa Thiès mu uyu ji boobu la leader yi ku mel ni Babacar Diop boobu la ku mel ni Khalifa Sall jóg ak Maymouna Bousso ak Déthié Fall mi jóg ne leen non li ngeen di wax waaw li ngeen di wax ni daanaka demeewul noonu ñun ñu ngi ci cortège te les délits bu dee délit bi ngeen di wax mu ngi amee fële ca Thiès biir Sénégal la bokk à aucun moment daw ñu utuñu leneen mais néanmoins ñun dañu nekk suñu biir liggéey dañu nekk ci campagne électorale te duñu nangu ngeen ñuy freiner léegi ki ñuy soxla yéen xool leen kan la ngeen kii gars yi photo yi ñu indi ay photo nañu yore woon ñëw xool photo yi méngale xool ak ñi ñu doon wax daal di ne léegi ana ki tudd moomu mooy garde corps Sonko gars yi génnee ki ci gën a siiw waaw génnee moomu teg ñoom photo yi ñu yor ak moomu bi méngoowul ak méngoowul waaw donc ñu demaat mais bon ñu ngi dem rendre compte dellu si waat après bi cortège bi démarré nag bi caravane bi démarré ñu dellu si waat bi ñu dellu see nag boobu la ñoom Déthié Fall ne leen nag lii c'est de l'intimidation parce que ñun déjà seetlu nañ fi ñu jaar yëpp police wala gendarmerie daañu fexe ba ralentir nañu ay heures mais on considère ni que garaawul on est toujours dans le temps mais bu dee nag ñun tey jii 9h bii mu ngi ñu waroon fekk Kédougou donc ñu waraat toog fii ba ay 15h 16h 17h di lijjanti ay problème mu convocation ki li duñ ko def léegi comme il a été convoqué pour jeudi ñun tey jii nii munu fi jógee naan day dem Thiès di uju convocation parce que day liggéey donc wax leen ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès soit yéen ngeen entendre ko fii parce que c'est possible c'est faisable ngeen déglu ko moom mu continuer yoonam ak ñun ou bien ngeen xaar ba ñu bare suñu liggéey moom mu dem uyu ji waaw jërul sonal sa bopp de wolof neen sàcc bu daw jëru yàq seen priorité au direct Moustapha Diop mi ngi mën dañu am xibaar bu bees boo xamante ni Khalil Diémé depuis Ziguinchor war nañ ñu ko mën a yeggee baaxee ko aussi ñi nga xamante ni dañuy dégg keppaar gi Khalil ñu ngi lay nuyu mu ngi fay Pape Matar naka journée bi waaw ça va ak taw bu bëri fii si Ziguinchor waaw 3 jours ñu ngi dégg ni foofu mi ngi taw yu metti waaw mi ngi taw